Abou salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. ñu ngi nuyu El Hadj Ndiogou Diène waxtaanee élection présidentielle yu États-Unis yi journaliste nga Amérique nga féete ay at a ngi nii démb nga fa jóge foog naa ci suba gi. waaw maa ngi yegg si démb ci fajar. ci fajar gi nga yegg si. waaw fii yëf yi toll nag jamono ji Donald Trump jël na kàddu gi léegi même pas 5 minutes wax ni moo gagné te ñoom Joe Biden dañoo bëgg a sàcc élection yi. kooku itam sànq ci suba wax na ni xelam dal na ndax mooy gagné waaye mébét yi sondage yi ñu defoon. dañu waxoon ni Joe Biden dina duma Donald Trump duma yu mitti waaye loola amul ndax yëf yi daa am xiini mii ni kenn xamul fu résultat yi féete. li ma lay jëkk a wax mooy bu ma dajoon ak nit ci mbedd mi mu laaj ma loolu dama koy laaj ne ko bu amee ñaari candidat kenn ki muy Joe Biden ñu toog nit ñi di toog ba mu xaw a guddi ba ñaari waxtu jot daanaka mu génn ne waa këram dem leen tëddi nelaw. wóor na ma ne ñun ñooy gagné bu leen tiit dem leen wàññi ñetti wala ñeenti état yoo xam ne xam nga Amérique juróom fukki état la bu ñuy wotee du ñu wote pour réew mi yëpp état bu nekk day wote pour tànn ay délégué yi li mu tekki mooy Amérique doo ñëw ne maa ngi woteel naa président Trump wala woteel naa Joe Biden da nga naan vote indirect la. vote indirect da nga naan bureau bii. fukki délégué ñoo fi war a génne liste Joe Biden mooy fukk yi liste Donald Trump mooy fukk yi nga ne man bii laa ci wote ñooñu ki raw ci état boobu mooy raw gàddu mooy jël délégué yooyu yëpp délégué yooyu nag bu ñu demee ba élection yi jeex ñoom ñooy daje doola faral président bi mais amuñu sañ-sañu ne dem ba foofu ne déet man dañ ma faloon ci turu Trump mais léegi Biden laa faral dañ ko doon werante Cour suprême réglé na ko ci année bi ci at mii ñu nekk léegi bu fekkee ne loolu dañ cee toll mu des ñeent ba juróomi état yoo xam ne seeni délégué leeragul benn candidat bi génn ne dem leen tëddi noppalu parce que wóor na ma ne ñun ñooy gagné bi ci des mooy bi ci gën a mag mooy Pennsylvanie ak fu mel ne Wisconsin fu meloon ne Minnesota ba Joe Biden mujj na ko gagné ak fu mel ne Georgie ak Texas ak yooyu ñëpp yaakaar nañu ne Texas ki nga xam ne mooy Donald Trump moo koy gagné. mais loolu taxul mu yegg ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukki délégué yooyu nga xam ne ñoom ñooy tànn président ku ko matal parce que xam nga dañ boo séddalee délégué yëpp mi ngi nekk ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent boo amee ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent boo ci yokkee benn rek yow falu nga léegi ñu xëy ñu ne Joe Biden toog nit ñi di xaar mu xaw a guddee mu ñëw ne leen dem leen tëddi noppalu ji ndax xam naa ne ñun ñooy gagné état bii sotteegul mais xam naa ne ñoo fay gagné ndax lii ak lii bii ak bii ñoo ci des léegi beneen candidat bi di Donald Trump mu ñëw ne man maay gagné waaye nag du ma leen bàyyi ñu sàcc si li ma gagné. kan nga ci yaakaar ne moom la xelam day yóbbu kalaame ci cour suprême. waaw loolu waxoon na ko bi ñu daataan wote xam nga cour suprême u Amérique juróom-ñeenti nit la war a doon ci jamono ji ñu nekkoon na leneen mas naa mat fukk masoon nañ ko wàññi ba mu des juróom mais président bi mooy tànn képp koo xam ne wàcce nañ la ndax foofa bu ñu la fa xesee fal ci cour suprême bi ba ngay faatu wala nga dem ba ne mënatuma kenn mënu laa wàcce kenn mënatulaa ki la faloon mënatul ci yow dara léegi juróom-ñeent yooyu fi mu ne dañu jàpp ne juróom-benn yi ci parti républicain la ñu bokk ñett yi rek ñoo ci bokk ci parti ñoo jege parti démocrate ba nga xam ne sax démocrate dañ naan Joe Biden bu faloo daf ko war a yokk def ko fukk ak benn wala mu def ko fukk ak ñett ngir mën a yokkaat ñeent mais cour suprême boobu balaa nga fay dem da ngay wone ne état bii dañu ma faa sàcc yu leer. Donald Trump bi ñu daataan tàmbali commencé na di ko leeral commencé na di ko wax naan bu ñu ma sàccee fi nga xam ne mooy Philadelphie mooy Pennsylvanie ndax moo ci gën a am solo danaa dem Cour suprême kon nag moo tax ma bëggoon soxna soo su mu doon jël Amy ne dama bëgg ngeen fal ko balaa yëf yi di jeex pour bu ñu fa yeggee ci loolu mu mën a ànd ak ñun. mais taxawaayu Donald Trump ban jàngat lañ ci mën def parce que mooy président sortant di wax ne buñ sàccee élection yi damay dem ci kanamu yoon dañoo bëgg sàcc wote yi loolu ban jàngat lañ ci mën a def parce que d'habitude li ñu gis mooy kuy opposition bi moo naan pouvoir dafa sàcc mais c'est rare ngay dégg ñu naan pouvoir naan opposition bi dafa sàcc. waaw parce que xam nga Amérique boo ko tuddee pouvoir ak opposition de bokkul ak li pouvoir ak opposition tudd fii xam nga pouvoir ak opposition fii ci suñu réew yi ki nga xam ne moo yor nguur gi mooy yor élection yi mooy yor préfet yi mooy yor gouverneur yi moo koy organiser mais fële état bu nekk
secrétaire d'état ba moo koy organiser état ba mën naa nekk secrétaire d'état boo xam ne dañ koy fal parce que foofu duñ ko tànn dañ koy fal mën naa nekk démocrate kii nekk républicain ci Pennsylvanie bi nga xam ne moo ci gën a am solo tey ne ku ko gagné ci juróom-benn yi des mën naa am yow yaay gagné secrétaire d'état bi kooku démocrate la. mais moo tax Donald Trump di wax ne bu ñu wàññee ba ngoon jot ku raw dañoo war a wax ne yaa gagné ñi nga xam ne dañoo yónnee woon seen i carte ci poste bi. par correspondance dañ ko war a fàtte. parce que mënuñoo xaar te looloo mas a am ci ñaari téeméeri at ak nangam yi nga xam ne Amérique ñu ngi koy wote ba ay militaire di dem tukki ne mënumaa ñibbi sama kër wote ji nañ ma bàyyi ma yónnee ko ba léegi nii dañ daan wàññi Donald Trump ci boppam 2016 ñi nga xam ne ñoom am na lu mat ñett ba ñeenti état yoo xam ne bi ñu wotee talaata ba àjjuma lañ koy door a wax ne yaa ko gagné. mu ne nag ren loolu du fi am parce que état bu mel ne Pennsylvanie ñi fa wotee ñoo xam ne dañ koo yónnee mat na million ak lu topp te ñoom amuñu droit tàmbali koo wàññi lu dul tey ci suba mënuñu ko woon wàññi biig bu dee fu mel ne Florida la dañ koo wàññi donc Donald Trump gagné na foofu. foofu Trump moo fa gagné te lu am solo la. waaw Trump moo fa gagné mais Philadelphie fi mu ne moo fa raw kii astaghfirullah Pennsylvanie damay jaawale capitale beeg état bi Pennsylvanie Trump moo fa raw ci ñi wote ci talaata ji mais des na lu mat million ak lu topp ci yoo xam ne ubbeeguñu leen te loolu wax nañu ne mat na téeméer bu nekk ñeen fukki nit yee ca wote woon seeni ubbeeguñu ko te ñeen fukk yooyu ci téeméer bu nekk juróom-ñett fukk ak ñaar ay démocrate lañu loolu lay wax ne kenn du ko ubbi bu ngeen ko ubbee bu ngeen nee ñàkk naa danaa dem tribunal ak yéen parce que yaakaar na ne dugal na fa juróom benni juge yoo xam ne ñett rek ñoo ca farul ñoo bokkul ci courant wu démocrate mais loolu am na lu mu ci war a seetlu li mu ci war a seetlu mooy bërki démb état boobu di Pennsylvanie gouvernement kii ba tribunal ba fa nekk muy tribunalu état bi tribunal fédéral dafa wax ne ku sa wot bi nga yónnee ci poste bi yegsi ci ñetti fan yi topp ci talaata ji am nañ droit wàññi ko Trump ne loolu mënul am moo ki nitam dem ci cour suprême boobu mu yaakaar cour suprême bi ne ko gis nga mbiru wote état lañ ko bàyyeel fédéral mënu cee dox si comme tribunalu Pennsylvanie nee na ma loolu yoon la loolu mooy am te mooy tribunal ñi nga xam ne mi ngi door a fal kenn ndax yaakaaroon ne. mais Dame Babou bu kenn waxati dara africain yi buñ demee ba Amérique di am ay jiiñante sàcc élection. waaw mais foofu moom ñoo ko nuróole. Babacar wóoru ma ne. te Amérique mooy démocratie bi jiitu ci àddina. wóoru ma ne déggoo na ma ak yow ci loolu nag wóoru ma ne déggoo na ma ak yow ci loolu parce que Amérique day am xëccoo ni élection di amee fu nekk xëccoo ni mu amee ci Afrique ni mu amee feneen. waaye kenn am mënula ñaaj jàll bu tribunal bi ne lii du am ak lu manti am ci àdduna mënuloo koo jéggi mënuloo koo wër te fii nag suñu réew yi da ngay jàppale tribunal bi mu waxal la li nga bëgg nga jàppale sa parlement mu waxal la li nga bëgg nga jàppale ñi wax ci rajo yeeg télé yi. balaa loolu njuuj njaaj est-ce que am na foofu. déedéet njuuj njaaj amu fi te gis nga 2000. élection 2000 xam nga ñu bari ñu nekk bitim réew dañu yaakaar ne Florida bi nga xam ne George Bush daf ko gagné woon ci juróom-benni téeméeri xob diggam ak Al Gore dañu yaakaaroon ne njuuj njaaj la ndax rakkam moo fa doon gouverneur mais amul woon njuuj njaaj xam nga lan mooy firnde ji ba ñu demee ba loolu jeex ba tribunal fédéral bi nekk ne George Bush moo gagné arrête dakkal leen wàññi yi ngeen di def dañu toog ñaari at loi wu Amérique dafa may journaliste mu li ñuy wax Freedom of Information Act këyit yi ngeen doon wax dama koo bëgg a gisal sama bopp boo ko bañee tribunal ne la yow gouverneur bi joxe ko yow gouverneur bi boo ko joxul Babacar Fall da ngay dem kaso mu am benn comité boo xam ne Freedom of Information Act la laajte li xamoon Floride ñu jox ko fekk li ñu wàññoon dañ ne George Bush moo rawee woon juróom-benni téeméeri xob ak lu topp bañ ko wàññaatee juróom-benni téeméer juróom-ñaari téeméer la far rawee sax far moo fa rawoon moo gagné woon Amérique li pouvoir fédéral di wone mooy mën ngaa am doole fii ña fa nekk parce que xam nga foofu attorney général mooy li nga xam ne moom la ñuy wax procureur général ci état bu nekk. dañu koy fal dañ koy woteel kenn du ko fal.
moo tax ñii nekk fee ñe nekk fee ñe nekk fële foofu njuuj njaaj mënu fa am coow mën na fa am mais du njuuj njaaj. xam nga nag suñu gars yi ñoom ñaaj jàll dafa yomb fii ci suñu réew yi te mënul am foofu. mais carte gi ni mu soppeekoo sondage waxoon ne Joe Biden day ñëw jàll facilement ñu gis ne mbir yi seere na lool ba léegi nii dara leerul ba njàngat lañ ci mën a def lan moo waral mbir yi demee nii. mais mën naa am su fekkee ne ñun dañu miin sondage yoo xam ne réew mi yëpp la ñu laajandoo bu fekkee yooyu sondage nga tàmm ci sa nopp da ngay jàpp ne Biden moo waroon jàll. loolu moo daloon ci lu yomb moo daloon Hillary Clinton mu ne sondage yi 2016 la ñu waxoon moo am dañu waxoon ne Hillary Clinton moo jiitoo Donald Trump téeméer bu nekk ñeenti point la ko ci ëppalee mais ki def sondage bi wax ne nag man damaa war laaj mais man na maa juum ñaari point ci bii côté comme wax naa leen ñeent mën naa doon ñaar wala mën naa doon juróom benn li ma wax ci Donald Trump mën naa doon lii mën naa yokk ñaar te ba ñu wotee ba ngoon jot loolu moo gën. mais sondage yi moom dafa waxoon Joe Biden day wulli Donald Trump. yan sondage ñoo ko waxoon. xam nga problème bi mooy état yi nga xam ne ñoom ñoo indi problème tey jii bu ci nekk ñeent ba juróom la sondage yi waxoon ba noppi sondage bi day wax ne mën na maa juum ñetti point li ñuy wax marge d'erreur en français. mën na maa juum ci ñetti poñ mu jëm fii mu yokku li ma wax ne moom la koy gañee wala mu wàññeeku ci li ma wax ne moom la koy gañee loolu la ñu nekk tey jii mais li ñu mën a jàpp ba ci fajar gii may wax ak yow nii fi mu nekk nii léegi laa déglu Axel Rod bi nga xam ne daanaka ci ñi fal Obama ci ay stratégie am ci la bokk mu ne tey jii bu ñu ma doon wax ñaari banc yi ñaari toogukaay yii bu Donald Trump ak bu Joe Biden ban nga ciy jël bu Joe Biden lay jël ndaxte Philadelphie bi nga xam ne moo ci gën a am solo comme ni ma la ko waxee ci njëlbéen gi Joe Biden Donald Trump moo ko raw ci ñi wote ci talaata ji waaye des na lu mat million ak nangam yu ñu wàññagul yu ñu ne loolu mat na ñeen fukk ci téeméer bu wote te ñeen fukk ci téeméer bu wote boobu boo leen dajalee moom. 40%. waaw 40% yooyu boo ko jëlee téeméer bu nekk juróom-ñett fukki yeeg ñaar démocrate gi lañ woteel te ubbeeguñu ko. donc xam nga sondage. donc situation yi nii ak ni mu demee du remettre en cause fiabilité sondage yi maanaam mën na am erreur ni ñu koy njortee ak ne muy demee. mën na am sondage yi juumul woon juumul woon 2016 juumul woon 2016. état yi nga xam ne ñoom la ñuy wax toolu xare parce que may ma est-ce que mën naa la expliquer tuuti toolu xare yi lu mu tekki juróom fukki état ñooy wote Amérique ñeen fukk yi balaa ñuy tàmbali campagne électorale bu ci nekk xam nañ ku koy gagné boo jëlee ci tegtal rek fu mel ne New York fu mel ne Californie ak yeneen yu bari Massachusetts ak yooyu balaa ñuy tàmbali xam nañ ne démocrate moo koy gagné man fi mu nekk nii New York gi ma nekk. bu ma xoolul télé du ma yëg ne campagne électorale am na Amérique fu mel ne Texas fu mel ne Georgie Mississippi sud bi yëpp. ndax daa am ñu ko moom. waaw ñooñu dañ ko moom ba pare donc sondage yi ci fukki état yooyu la ñuy wax te fukki état yooyu boo xoolaatee sondage yi ay ñett ba ñeent la ko Joe Biden rawe woon fu nekk mais ki natt sondage yooyu yëpp day dellu si ne man na maa juum de. ñetti point wala ñaari point du mat ñeent néew na lu muy mat ñeent donc sondage yi li ñu waxoon 2016 loolu moo am mais nag nit ñi liñ ko jàppee woon ci àdduna bi surtout ñu nekkul Amérique seen yéene mooy Donald Trump daanu 2016 seen yéene moo doon Donald Trump du gagné ba nga xam ne buñ ne Hillary rawee na ko ñaari point sax ñu ne jeex na. yéene googu nag jógu fi ndax ñu bëri rawat na émigré yi ndax loolu tam moo ci gën a soxal émigré yi buñ sañoon Donald Trump daanu seen nekkin foofu gën a neex ñu gaaw a am ay kayit loola moom du dañ. moo ne nag boo ko seetloo Donald Trump mu nekk président ak Obama mu nekk président yombalul ay kayit Amérique yombalu ko de boo seetloo ñu bari yëguñu loolu parce que daanaka ñun ñuy wax ci rajo yeeg télé yeeg yooyu sax duñ ci yegg mais président bi gën a ëpp ñu mu expulsé Amérique dugal leen ci avion ne leen ñibbi leen ba Amérique taxawee ba léegi mooy Barack Obama est-ce que xamoon nga loolu. bari na ci waaw. ah bari na ci moo ci ëppale c'est-à-dire moo ci ëppale parce que bi mu ñëwee moom
comme dafa compétent ci leneen lu mu doon def ne ñëpp ñi nga xam ne ay wëyu lañu ay defkat toj lañu ñooñu rek laay topp léegi. dootuma topp mais loolu sax dagan na. waaw looloo tax mais Donald Trump da cee boole moom genre boddi gonte ci biir xeet. waaw mais xeebaate. muy noir yeeg muy ñi hispanique yi ñi nga xam ni dañoo bawoo Amérique du Sud. waaw kay loolu mooy wax ji moo tax ma ne la ñun bu dee ñu jógee Afrique ak ñu jóge Europe rek ñu jóge Asie ak yooyu Biden mu falu. ak Obama mu fi nekkoon ak Donald Trump mu fi nekk du soppi presque suñu nekkin foofu mais ñi nga xam ne ñoo jógee Mexique ñi jógee ay ci Amérique du Sud yooyu Amérique gi féetee ci ba Saalum bi ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la Donald Trump di xatal te sax contre leen ay compagnie yi mu am ñoo fopp ñu fay liggéey ñoo amul kayit waaye lu tax mu koy wax mooy tubaab yi nga xam ne mësuñoo gis immigré xamuñu immigré ñi ngi dëkk ci état yoo xam ne immigré amu fa ñoom la leen di wax ne gars yi bu ñu ñëwee dañuy nangu sunum réew indi fi seen aada indi fi seen li ngeen di kii pour ñu woteel ko loolu waxu politique la mais ñun africains yi nag nañuy jàpp ne wax dëgg yàlla suñu jotaay ci Amérique dafa tuuti ba nga xam ne président démocrate ak républicain ñoo ci yem duñu sax fàttaliku gis nga li ñuy wax recensement ci Amérique buñ ko defee ñaata ñoo fi nekk ci ay nit ñi jógee Amérique latine ñu ne peut-être 20% ñi jógee Europe ñu ne peut-être 10% ñi jógee Afrique xam nga fu ñu leen di dugal ñeneen ñi ndax bari gu ñu leen mën a wàññi sax ci mbiru statistique. autre divers. waaw autre lañ leen di wax divers lañ leen di dugal donc ñun suñu xol ñun ñëpp kii la ñuy woteel démocrate la ñuy woteel toujours. mais du soppi dara pratiquement ci suñu politique ni mu demee noonu wala ak yu ndaw la ciy soppi yoo xam ne peut-être téeméer boo jël ci ñun ña fa nekk peut-être kenn wala ñaar moo ciy dajeeg lu mel noonu. kon Afrique lan la mën a séntu ci jëflanteem ak Amérique ak ku mënti falu est-ce que dina am solo dina am njëriñ pour ñun africains yi. dëggantaan du soppi lu bari ak ku mën a falu. est-ce que du ci ñun ndax boo xoolee Amérique samp na lu muy tuddee AGOA. maanaam may yenn réew yi ñuy ñëw foofu di indi ay produits ñu yolomal leen ko yombalal leen ko ku ci mel ni Sénégal profité wul ci AGOA boobu. ma wax la lu tax. am na lu ñu bëggoon mu sotti lu ci mel ni wàllu cuir mooy waa ngaay yi. di defar dàll mbaa lépp loo xam ne cuir la di ko yóbbu foofu amagul dayoo googu misaal waa ngaay yooyu ci boppam gaal yu mujj yi diggante ngaay mexeek ñoom seen ñoo. ak la ko wër ñoom ñoo ëpp ci gone yi jël gaal fan yi di dem nu ñu mën a jàngatee loolu. ma wax la lu tax gis nga ñi nga xam ne France moo leen yilifoon ci biñ leen di coloniser li ci ëpp seen diggaaleeg li ñu tuddee réew yu am doole mooy ñaata xaalis ay ñëw ñoom loolu rek lañ mën a xam aide budgétaire wala financement man maa ngi fàttaliku AGOA bi 1995. bi nga xamee ne benn congressman bu jógee Seattle bu tudd Jim McDermott moom moo introduire woon loi bi mi ngi ko jëlee woon ci li nga xam ne Amérique daf ko defoon ak le Pacific Rim am ay Corée du Sud ak yooyu Corée du Sud Samsung bii nga yor téléphone bi tey jii di ci woote bañ koy taxawal ay jën yu ñu lakk la doon jaay ak ay lekk di ko yóbbu Chine léegi Pacific Rim accord bi ñu amoon ak Amérique ñu ne comme yéen lu ngeen mën a tabax lu mu baree bu ngeen ko duggee suñu économie tolluwul ne tarfatal ay nii donc dootuñu leen laaj douane dootuñu leen laaj lenn amul benn frais bu ngeen di def bu ñu wóoree ne seen réew lañ ko tabaxee jëlewu leen ko meneen réew jaarale ko seen réew. AGOA bi mu waree am benn waay boo xam ne directeur de cabinet wu Jim McDermott la congressman bu weex la de tubaab bu weex. mais kooku nit ku ñuul la mu ne ko man daal comme dama bëgg a démissionner ci sa dama bëgg a jël retraite damaa bëgg balaa may dem nga may ma jox addiya continent bi nga xam ne falaa cosaano samay maam fa la ñu jóge woon mu ne ko lan la mu ne ko li nga def Pacific Rim foofu nga nekk congrès bu Seattle laa bëgg nga defal ko Afrique ñu wax ne marchandise mu jóge Afrique bu ñëwee bu ñëwee dootul fay dara ñun Sénégal maa ngi fàttaliku jamono boobu bind naa ci ay articles yu dul jeex mais chaque fois bu ma ñëwee Sénégal dañ ma naan ma sa gars yi nag ñoom vraiment nag kañ la xaalis bi di ñëw Guinée Bissau gi ngay gis ay millions yu dul jeex lay gagné ci darkase xam nga saalu darkase yi. kaju waaw mu di ko yóbbu. ci AGOA bi du fay dara. te moo ne am na Casamance waaw
Sénégal ba léegi ñu ngi xaar xaalis bu am na agawaat ku ñuy nettal ne sax bunt yi ñuy defar fii ñi buntu néeg yi ñuy defar fii bu dee dénk yu jóge fii la niñ koy yettee ak bant bi ñu koy defaree ñoom soxla nañ ko mais ñun mënuñ leen ko sax yóbbul. non parce que ñun ñoo ngi xaar xaalis waaw ñoom dañu ne dañu leen di ubbil suñu marché indi leen lu leen neex li feeg mu wóor ñu ne jëleewu leen ko feneen bëgg koo dugal bu dee yéen a ko produit defar africain. waaw na nekk produit africain à 75%. mais ñun ba léegi ñun dañu yaakaar ne diggaale ak réew mi ñu tudde réew. mais réew anglophone yi quand même ñoom ñu ngi ciy génn. ay Ghana ak ay Nigéria ñoom ñu ngi ciy génn bu baax a baax. ñu ngi ciy profité lu dul jeex jamono boobu. waa Ghana de waxuñ dara. rencontré naa ministre yi yoroon loolu ay 1995 laa la wax de ne leen affaire bi du affaire aide budgétaire AGOA du affaire aide budgétaire tabax leen yóbbu ko mu dugg du ngeen fay dara parce que marché bi. nee nañu du leen taxe du leen teg l'impôt. mu ngi noonu jërëjëf Bam Dame Babou journaliste ñu waxtaanee Amérique ak xew-xew élection yu démb yi ñuy xaar résultat yi nag mu leer dara leeragut jërëjëf Alaaji Ndiogou Diène yaa ngeen jëf mbokk yi yéen doog jàmm El Hadj Assane yegsi na Fati Dieng kaddu gàngoog jërëjëf. jërëjëf Babacar Fall jërëjëf sunu téléspectateurs yi bu leen